bi. waaw doo wàcc nga dem lijjanti ko ñëw. déedéet. ñun sax dañoo maa ngi ci ko plateau nga dem lijjanti ko ñëw. ana ndox bi. non non ki ko war a lijjanti moo ko lijjantiwul. fu bëgg ay ki ko war a wax lijjanti. waaw Charles moo deful liggéeyam. te waaw yow doo ko wax. Fane yàlla na yàlla la fal cat. yàlla na la yàlla la fal cat. yàlla waa léegi dañoo am invité. du ñu ko may mu seen nawle de. bu ma bëggee naan Alioune Mbaye daa bëgg naan dafa ñëw sonn ba dee. Alioune Mbaye nee na la Alioune Mbaye nee na la ah de man kay waxum. mais yow bu ko xanaa bëggoo Aquaterra. Alioune Mbaye nee na la Alioune Mbaye day naan café. waxal ma lu mu wax mosula wax loolu. mais Aquaterra laa wax. waaw yow xamuloo waat Aquaterra mi ngi dàq ci ndox yi. waaw ma ko dee wax xamuloo waaw. ñun de yow mun nga waat yow ne xamoo Aquaterra yow sa diggante ak yàlla. mi ngi lay attaqué yow mun nga ko waat mu ngi lay attaqué bañ a. yow mun nga ko waat. yéen a ngi jël taawu munaas ngeen di jël bu ñu suñu ko jël sama tey ñu ngi ci jange nii booyee Ida Sukki ñu ngi ci jange nii Ida Sukki. alors léegi munaas on a perdu un peu de temps si ndax ñaar ñii nii juste parce que Charles n'a pas fait son boulot. juste parce que Charles deful liggéeyam. yaa ngi si di jàmm fay bu baax waaw. waaw mbay di kii. leen sant bu baax di am kontaan ñëw fi mu jaare ci sunu jigéen bi sunu nawle bi di sunu mbokk artiste macha allah di kontaan ci ñëw Walf ndax fii leen njëkk a génnee 2013. te jigéenu ni macha allah. tarkalla am nga kóllëre de. bëri nga ciy morom ni nga waaj a waxee woon munaas daal di la bàyyi ñu dugg ci waxtaan bi. waaw Fatou tey damay kontaan pour dalal ko muy sama xarit di sama mag. di sa mbokk nekk waaw di sama mbokk ndaxte ñun maanaam di Leyti Fall ki ñu yar ci métier bi nee na. artiste ay mbokkam dem na ci ba maar day taal ba artiste génne àdduna sax na fa ay artiste denc. kon ñun lieu boobu moo nekk suñu diggante. du ay fo ñu nekk ci sur scène bi na def ci ay ati at. feeñuñu maanaam ñun ràññewuñu ci télé bi bu baax mais bu ñu toogee ndaanaan yi xamante nan yal na ko yàlla bàyyi eggali ko carrière am mon frère ma koy dalal nag ci petit déj ci rubrique jonge parce que comme nag jigéen dafay jonge waaye góor tam day jonge kon day baax ñuy partager ak góor ñi di leen wax seen jonge ñoom naka lañ koy dundee ñu gis Alioune Mbaye infidélité bi bari bay bëgg a dee bu fekkee ni nag góor dangaa jonge nekk sa biir kër bëgg sa soxna est-ce que dina baax que boo guddee wàcc daal di sanguwaat ba set taal sa oto wan sa jabar ginnaaw bàyyi ko fa daal di dem loolu est-ce que ci jonge la bokk. déedéet parce que première jonge mooy yëg. dëgg la te sàcc rek bañ ko koy. te jigéen macha allah góor sax balaa dégg borom kër faa mu yor jigéen ci këram. te rangooñu jigéen ak rangooñu fas day delloo réew ginnaaw. kon jigéen la yàlla jox benn pouvoir boo xam ni macha allah boo wàccee wan nga mën a sax gàddu mbuus mag ñi daan wax booy wàcc na nga gàddu mbuus. ndax mbuus moomu moo lay layal. te yooyu ci jonge la bokk parce que nit ki nga xamante ne da nga ko dëj mu toog parce que teraanga weesuwul ki bàyyi ñëpp ànd ak yow ñaata góor ñoo nekk ci réew mi mu bàyyi ñëpp ànd ak yow kooku il faut nga yëg ko ci jonge ci waxtaan ci nuyu bu neex indil ko mbuus même bu dee lu tuuti na nga ko koy joxee ak yëg nga nga koy jox dina tax mu bàyyi la xel même bu fekkente ni da ngay ñëw di génnaat parce que yenn saa yi mu nekk farata nga war a ñëw génnaat mais am na nooy dikkee ak nooy waxtaanee ak moom ni ko chéri bijou ko pardon dafa am leneen lu may dox mais dina la mën a comprendre. parce que lépp mi ngi nekk ci sentiment waaw. dëgg la lépp mi ngi nekk ci sentiment Alioune Mbaye bu fekkee góor ñëpp xamee nañ ko noonu xelu jigéen dafay dal parce que dañ naan góor xale la dañ koy nax comme ni ñuy naxee xale waaye tamit jigéen tam dañ ko war di nax di dilloo si xeli ak xalaat yi am na koo xam nag daa nekk ci plateau bi moom bañ na ko bay wax naan honneur homme bu ñu nee honneur à la dame mu mer moom bëggul ko wax dara góor ñi mais tey dañoo seetlu ci doxaan mi mu yaatu goo xamante ne mais xale jigéen ñi tam isa jotul faatu ko ñu xam seen bopp ci niñ koy xamee mooy góor gi nga xamante ni daf lay labat pendant des années mu nekk ak yow mu leen la ci benn jabar la yor benn néeg la am yor ñaari doom wala juróomi doom ci benn néeg bi isa kook bu wëlbati ko bàyyi jabaram ñëw di la doxaan bu fekkee ni yow sa xel mi ngi ci yow est-ce que war ngaa accepter ni kii am na carrière bu baax bu mu la jëmee déedéet jëmewu la fenn damay catégorique moom déedéet laay wax. billaahi wax dëgg yàlla. no uqa yàlla dafa bëgg uqa xam nga loolee dalay leer ni nopp comme la. da ngaa nopp mais attends coach góor gi nga xamante ne nii. non dafa naan menace moom da la laaj yow nga wax man ma laaj la tontu ba rek da nga nobbul. waaw dama nobbul waa. voilà loolu la boo nobboon doo wax lii. d'accord soo nobboon soo bëggoon. boo bëggee nit yooyu yëpp nga matériel
soo bëggee matériel loolu du matériel. attends non déedéet d'accord ma ci àdduna bi non d'accord ma ci ñoom dañoo ñeme dox. yàlla wàcceew ñu fi rek pour ñuy nekk di misère di torox déedéet. yàlla daf ñoo wàcce ñu fi ay xéewalam pour doomu aadama yi dama déglu munaas dafa ne ndax góor yi nga xamante ni mi ngi jabaram yor benn yor juróomi doom muy fanaan benn jabaram ak juróomi doom ci biir dem bëgg a jël keneen naan da nga koy doxal xam nga ne kooku takkagu la ndax koo xam ne mënagul yor benn soxla ne yow man waxuma la d'accord naa dama doon sab ñaareel waaye dama ne ana mbëggeel a gën a fort la lépp non mais jamono ji mbëggeel moo gën a fort Aline Mbaye wax ci bopp jamono ji moo gën a fort Aline Mbaye bul xool xam nga mbëggeel dina fekk ñaar dina fekk nit koo xam ne amul dara nit koo xam ne amul dara nit ñoo bëgg ko waaw loolu day am mais fi ñu toll nit fi réew mi tollu tem nit ñi xale jigéen dañoo am matériel ngeen di yéen a ngi indi matériel matérialiste gis nga bu fekkee ni nag jigéen boo xamante ne kii matérialiste la ci boppam bokkul li ngay wax ak li may wax sa bokkul xamul ma la fii la aw ma aw fee mais dama ne non du question que Aline Mbaye moom mooy suñu invité na wax boobu Aline Mbaye nan nga gisee analyse boobu menace waaw parce que ñaar moo ci nekk amaana bu fekkente ni ku jigéen ki yëg na ni kii benn jabar la am ak juróomi doom bu ko yëgee moom wax dëgg yàlla wolof dafa ni koo ñeewul aawam bu nekk ñaareelam quand même parce que tamit nit moom nit ku nekk yow yaay wallu sa bopp buñ ko tegee ba tey ci jonge nit ci cadre jonge il faut que tamit nga am ñooy noppalee ki nga nekkal parce que wax naa sànq ni jonge yëg la mais mënoo am tamit benn néeg kooku foofu bëggeel sax amu fa pour man parce que dafa am il faut que jigéen mu xàmmee góor ñi muy séyal góor dafa bari ay façon am na koo xamante ni doxaan daf koy dikkal moment bi mu ko dikkalee kenn mënu ko koo tee def mais du jikko am koo xam ni nag moom moom boo ko tegaloon jigéen bi dàq ci àdduna bi mu koy ut mën na ci def yitte mais bu ko xasee ba am day doxaani keneen dëgg la kooku feebar la boo xamante ni ku jigéen ki dafay maslaa mais tamit jigéen il faut mu xam ni sëy yàlla mooy tax ak lu mën a xew yow da ngay jàngat ki nga nekkal parce que sëy mi ngi mel ni adversaire mbër yow ki ngay sëyal sa adversaire la da nga koy jàngat nga xam ban façon nga koy tarbiya ba récupérer ko léegi jigéen ñi loolu lan bàyyi loolu mooy ni problème bi parce que souvent dañ naan da ngay sëy loo gis rek da ngay tas te pourtant boo daan dem di nga dégg fukki muñal ak juróom-ñaar dëgg la fukk yépp ka lay wax muñal xamul lan la daf na naan lu muñal parce que jàpp na ni obstacle bu ne mën ngaa daje ak moom te yow la yàlla may nga mën a gérer góor lépp lu nekk ci moom nga dindi ko da ngay dégg ñuy nettali koo xamante ni da daan doxaani chaque 20h30 jabar ji xam ni kii day doxaan mënu ci dara mais mu ànd ci ak moom chaque jour bu naree sax bu heure bi bu naree jot jabar ji mooy ñëw xoolal ko costume bi muy sol jox ko defar ay dàllam préparé ko mais bi mu demee jabar ji dëkk ci ba mu yàgg benn jour jabar ji ne ko yow xanaa demoo il est 9h 20h30 nga doon dem mun ko yow da nga ma bëgg a alal parce que xam nga ne damay doxaan te yow méttiwu la chaque jour yow yaay defal mi ki léegi dem naa dootuma dem damay toog parce que dafa am façon góor ñoo xam ne gis nga góor da nga koy tànkamlu jigéen lu mën a xew jàmm yow la war récupérer yow la war tànkam lu yow la war parce que bi sëy yàqoo nag mooy bi ne jëkkër nawle la foofu la problème juddoo parce que nawle boo amee daal nga bëgg ko am bu la jottalee lii bu subaa nga ne ko jottali ma lee mais dañuy wax jëkkër sang la da nga koy jaamu ngir nga rawle première jonge jigéen mooy nga xam ni ki nga yor sang la nga xool naka nga koy def ba récupérer ko tey di nga xam ni sa jëkkër dafay doxaan mu ñëw mais nga récupérer ko jox ko mu lekk jox ko mu naan waxtaan ak moom nànk mais bu dee xët-xët ak nangam mais góor moo xale ñoo yem xale day am na xale yoo xam dañoo bëgg ku leen di jàmbat am na xale yoo fi mu ne nii xale boo ko doon tere dala puusal day mujj gi foo la koy def góor it noonu la mel góor da nga koy neexal def ndànk jigéen góor it mu yëg jigéen parce que jonge ñaar ñoo koy sekk mu doog a nekk jonge mooy jonge plus jonge égal jonge mooy ñaar ñi jonge ni ñuy doxee mooy kenn du ci raw sa morom mais seen i mbagg day diiyoo di dem ak a ñëw moo tax loolu dafay am solo sëy daal complicité la ak yëg bu ci jugee rek jonge sax mënatu caa xaj mais Fatou bëggoon nga laaj ko lan moo doxaan bi ñoom ñi bàyyi seen jabar di dem di doxaani rek lan moo waral doxaan xam nga nag quoi moom lu tax jigéen bala nga koy takk da nga koy doxaan mënul ñàkk ci kuy takk waaw ci kuy takk voilà mais dafa am ñoo xam ne doxaan bis la ci ñoom am na ñoo xamante ne dañuy am na ñoo xam ne dafa am ñoo xam ne Aliou doxaan en fait ñi doxaan ñëpp même bu ñu amee ñeent xam nga suñu borom dafa digle ñeent même bu ñu matalee ñeent yooyu sax bu sox soon dañuy continuer di kalaŋaatu ci xale yi loolu Aliou Mbaye feebar kalaŋaatu ak doxaan bokkul bàyyi di yàq dëgg loolu Aliou Mbaye loolu naka nga ko gisee kalaŋaatu gi
kalaŋaatu amul. kalaŋaatu baaxul boobu laa wax ni feebar. kalaŋaatu baaxul. yow dégg nga olof. bàyyi kii lu mu yor nga koy. góor gu ñëwee daal du kalaŋaatu na yem si jabar. bàyyi ko mu leeralal mais man Alioune Mbaye laa posé question yow. non dafa am doxaan ak kalaŋaatu. waaw d'accord dafa am doxaan ak kalaŋaatu. waaw léegi man Alioune Mbaye kalaŋaatu laa wax ñëwal ci li ma la laaj. xam nga baatu doxaan. wolof sax dafay wax ni dox ànd. maanaam ngir weccoo ay xalaat. ngir bu nu sëyee mën a stable ci lépp. léegi nag dafa kii li muy wax loolu feebar la. voilà mooy moom laa la wax ci sànq ni la dafa am jigéen il faut nga xam façon góor ñi ngay sëyal. am na koo xamante ni daf koy dikkal mu di ko def am koo xamante ni dafay doxaan parce que daa am loo manqué ci moom mu gis ko ci moom. am koo xam ni ki mu takk la gis même ci ki mu gis ci mbedd mi bay doxaan am koo xam nag feebar la moom boo ko tegaloon. voilà ak juróom yan moo ci baax. ah ci li nga wax nii yëpp lan moo ci gën am na bu ci gën au moins wala yu ci gën. non am na bu ci gën parce que xam nga ban moo ci gën. ki nga xamante ni yor na awam ni mu ko war a yore. tere ko ni mu ko war a teralee gis pour takk ñaareel muy doxaanaat pour takk parce que bu nu fàtte ni yàlla moo ni nan takk ñeent. te yàlla léegi teral ni mu ko yoree. waaw teral ko ni mu ko war a teralee. waaw léegi loolu mooy lan loolu lu muy tekki. teral parce que waaw lan lay tekki loolu. teral xam nga première teral ni mu ko war a teralee. waaw loolu lu muy maa ngi ñëw première teral jigéen mooy respecté ko parce que tamit sëy bu fekkente ne dañuy jàppante ngir xaalis bu ñàkk amee sëy dootu fa am du xaalis rek mais nit di nga koy yëg ba boo indee dërëm mu valoriser la ko jigéen lu mu bëgg mu doy lu mu bëggul mu doy du doy déjà sa jabar da nga war a njëkk a am complicité ba li nga am mu xam ni lii nga am mu mën ko matale parce que bu bëggee mu mat dafay mat loolu teraanga la buy dem ci ay nawleem nga sagal ko ci li nga mën boo ko fekkee ci ay nawleem nga sagal ko ci li nga mën boo amee xew nga sagal ko ci li nga mën di ko wax ju neex di ko cuqataan parce que tey jii boo xoolee góor ñi respecté seen jabar ñépp dañ leen di bàkkee danoo ragal seen jabar dëgg la dëgg la waaye léegi bu léegi d'accord loolu yëpp nga wax mu am waaw c'est très bien et bravo waaw waaye léegi waaw su gisee beneen xale nu muy def kan bu gisee beneen xale waaju baax ji nga wax noonu su gisee beneen xale bu jigéen na eggale question bi noonu lay def wala ci labat non man takk da ngay non de man su gisee beneen waaju baax dox ànd laa wax waaw dox ànd su gisee kuy ngay wax ni yow kii nii su gisee keneen ku nuroog moom waaw wala loo xam ne koo xam ne dafa am lu ko manqué moom awo bi malgré mi ngi koy teral bëgg keneen ba am kooku am ko mu bëgg ko complété wala ñu nuroo ak awo bi kooku nan lay def mais kooku d'abord wolof dafa ni tegalee bu jiitoo ba jiitoo jublool tekkiwul ko da ngay doyadil aawo bi parce que il faut jigéen ñi ñu xam ni góor bu gisee keneen pour takki ko takku ko wala àndul ak moom parce que dafa doyal ci yow d'accord àndul ak moom parce que dafa lay maasale mais dafay ànd ak moom pour bu nu fàtte ni tamit yàlla moo nu sant te yàlla lu mu def am na lu tax boo xoolee am na jigéen ñoo xamante ni seen source de motivation ñu am ñaareel parce que doomu aadama boo gisee yàlla di wax na ñuy fàttali parce que doomu aadama dafa gaaw a lampoñ da ngay gis jigéen boo xamante ni dafay sëy mais bu day dem ba bàyyeeku di dem bay bàyyeeku parce que dina dem ba dootul am benn motivation ci sëy bi yàlla bu mu am doom léegi nag bu fekkente ni kii am na ñaareel daf koy rappeler foofu daf ko war a soññaat moom mu feddiliwaat ay laxasaayam ci borom këram parce que boo xoolee yor ñaari jabar sax moo dàq yor benn jabar xam nga lan moo ma jaaxal man dama gis ni en Afrique au Sénégal surtout yow bul tax Salma kontaan exemple rek laay joxe bu tax Salma kontaan xam nga man dama gis loo xam ne dama gis ni ñi am benn jabar yëpp c'est une remarque que j'ai faite ngeen wax ci ak man ba xam ndax loolu ñëpp ko gis wala déet boo fekk na nga am benn jabar nii nga màgg ak moom nga màgget en général ndaw si xool leen de dégg nga ndaw si bu fekkee def ngeen ay 30 ans 40 ans xale yi màgg ndaw si booy sàgganee dootul faaleeti góor gi doom yi lay gën a bàyyi xel waaw doom yi lay gën a bàyyi xel ak dundam moom ak ay génnam ak ay ngénteem ak ay doxam mais en général góor gi il a plutôt tendance à être dafay nekk étranger ci biir kër gi añ lañu la séq ak mère bi te añ bi sax boo sàgganee jànq bi wala xale yi ñoom ñoo ko koy yàkkal mère bi en général dootul toppatoo surtout bu doom yi tekkee dootul toppatoo xale yi nga xam ne moom la am ak góor gi par contre bu fekkee ne dañu am ñaareel foofu dafay xaw a équilibré tuuti surtout bu fekkee ne ñaareel bi ak aawo bi magante nañu ay 10 wala ay 15 ans bu boobaa je pense que ni mère bi dina gën a bàyyi xel ci paa bi mais bu fekkee ne mère bi paa bi moom kese la am mère bi en général dafay am tendance di négliger tuuti di ba gën a bàyyi xel ci doom yi ñoo doon jëkkëram léegi famille xale jigéen yi ñooy doon ay xaritam
paa bi en général dañ koy mettre à l'écart kurusam la yor jàkk ja ñëwaat toog ci pliyaanam bu heure añ jotee ñu jox ko mu añ bu heure reer jotee ñu jox añ xëy na sax boo sàgganee ndox bu tàng bi ñu koy tàngalal ci seddaay bi pour mu dem sangu ji jànq bi moo koy tàngalal wala xale caat bi ci kër gi te encore génnagul sëyeegul wala mi ngi def bac waaw foofu nag da ngay gis ni kon yàlla sóor na loolu parce que tey nit bu amee ñaari jabar lu nu gën a jëm mag kenn ku ci nekk yaa ngi fexe sa doom di jox sa baay ngir barke ñëw ci moom terminé moo tax ñaari soxna nag dafay baax ci boo ko mënee nga li ma la wax nii nag y a 10 ans seetlu ma ko woon man gisuma woon loolu après laa gis yenn comportement yi des femmes sénégalaises bu fekkee ni ay benn jabar kese seen jëkkër ñoom kese la am mais en général toujours li ma wax ni seetlu leen ko bu baax ñun ñëpp am nañu ay famille noonu lay demee mère bi bu jógee day dem takk wala ngénte wala mi ngi toppatoo ay yëfam ay bagaasam mais c'est d'une évidence que ni paa bi en général dañuy am tendance di ko négliger dina ko respecter nag jox ko cëram boo sàgganee sax àllaaji la koy wooya parce que xam nga lu waraloo xam nga jikko du màgget fit du màgget te jikko mooy wujje léegi mère bi bu fekkee am na keneen lu nu gën a ànd di dem rek moom toujours dafay bàyyi xel ne am na ku mu sekkal paa bi ba du bëgg kooku mën ko ci du bëgg njabootu kee tamit mën ay njabootam ci paa bi mooy waral ñaari jabar ñetti jabar loo gën a jëm mag laa dimbali muy kontaan ci Aline Limbo dafa andi dafa développé waat thème bu am solo parce que loolu noonu thème la ci suñu yaay yi suñu maam yi surtout kon donc dinañ ko càmbaraat loolu noonu dinañ ko andiwaat thème boobu sur le fond bu jaadoo Aline Mbaye ñëwaat dinañ ko fi andiwaat su mënee nekk aussi Salma nañ ko génnee studio bi waaw ñu mën a émission ci jàmm waaw parce que mu ngi ñuy disturb billaahi bi kii waxee borom ñaari jabar ba léegi Salma daa mel ni ko pikiir dimbale nu nag dëgg yàlla non sonn ay tooroo dañ ko génne studio bi yaa ngi dégg léegi yaa ngi dégg Line Bo léegi loolu noonu thème bi di ñëw dinañ xool nuñ ko ciy waxee sinon mën na dellu si waat ci sëyu démb que mère yi ñu dafay baax ñu toppatoo paa yi bu ñu bàyyi paa yi concentré wu ci seen i doom rek parce que avant doom yi paa yi la woon kon donc mënuñu dem sans paa yi mënuñu dem sans mère mais Alioune du am solo boo leen buy amee temps nii dinañ ko soxla ci xalaatam bi nga xam ne màcc na trop effectivement loolu sociologiquement mais am na ñu bëgg ñu ñëw mais ngeen wax ko mu bañ a tardé tey xaw ngeen maa dóor maa mujjee waaw beneen yoon moom du tardé incha allah mais Alioune Mbaye tout à l'heure si sa biir wax da nga ne yàlla moo leen sant ngeen góor ñi yàlla moo leen sant ngeen di am ñeenti ba ñeenti soxna mais je pense que sant ak autorisé ça fait deux suñu borom dinañ ko autoriser mais c'est pas une obligation sant moo defe ne mooy autorisé non autorisé mooy bàyyi mooy jox la parole digal nga def autorisé moom mooy digal. waaw sant mooy la waaw bu la ko même bu la ko autorisé waaw mais yow ci sa bopp c'est pas une obligation pour nga def ko suñu borom newul par force di ngeen di am ñeenti soxna déedéet waaw dama bëgg ñu préciser waaw non parce que gis nga du farata sunna la l'islam amul dara yàlla amul dara lu mu lay far force parce que force bu amee rek sonal nga nit ki déjà lan moo tax léegi fase bëgg ko ba pare mu santaane ko xam nga bëgg ko ba pare mu santaane ko moo tax toujours day jiital yow borom xel mi lay waxal parce que tey bu nee la xam nga ku la ni bëgguma lii ba pare sant la ko am na cause yu tax mu wax la ko am na benn esprit de dépassement bu mu bëgg nga boole ko ci moo tax bu lay wax daf la wax ni la da ngay takk ñeent ci boo ko mënee parce que tamit bëggul nga yem ci benn bëgg leneen dem di def naka su du noonu chaque jour mi ngi prévoir ki war a génn bëgg a caaxaan wala nangam parce que tey mën nga am na ñoo xam dañoo am vice bu nu amee benn bëgg a dem ci ñaar léegi mu may la nag digal pour nga takk ko loolu moo waral li tax forcé wu la ci moo waral boo ko defulit du la ci topp dëgg la léegi yéen visu doxaan bi ngeen am te tegoo leen ko fenn ci ñi ma ko sañ a wax visu doxaan bi ngeen am que am ngeen jabar ju jongoma am jabar ju doylu am jabar ju dal ju bëgg seeni parents ci biir kër gi waaye lan moo leen motiver ba ngeen di xool borom baa bi borom sufes bi borom san yu baax yi lan moo leen waral lan moo leen motiver ba tax ngeen di xool ñooñu loo ñooñu dafa manqué seen biir néeg yi lan la daal bëgg naa xam lan moo waral loolu fo bi loolu lan la doxaan boobu lan moo ko waral yéen jeunes yi est-ce que ku joŋe dina def loolu pour man jigéen ñi pour man jigéen ñi boo nekkee ak sa jëkkër muy doxaan da ngaa war a kontaan waaw xam nga lu tax gis nga xam nga lu tax man ngay kontaan man de log naa ndar nag parce que boo yëgee ne mi ngi doxaan mi ngi lay ñaax pour nga xool li nga manqué nga yokk
yenn saa yi sax nga góorgóorlu. yow bu tax kër sa kontaan fii xolam day sedd. ñii dara manqué wu leen. non parce que. mais li la manqué moo tax nga koy wuti. su mbedd mi bàyyi sa jabar sa propre femme. xam nga jigéen. mais kii laa faute. mais bi àdduna bi ñuy sos àdduna xam nga jigéen la yàlla joxoon faveur. lan moo tax mu dem ba léegi góor nekk faveur. parce que yi yàlla sant dañ ko bàyyi. moo tax mu dem ba ànd bu yàlla taxul la ku njëkk a war yaa gañe diggante góor. mais ñiy doxante takkuñu lu tax ñu koy def laa bëgg a xam. cause bi lan la mais lan moo la woon ni takk yow non xale bu jigéen bi nga yow en tant que sama copain man bu deekee danga may takk xam naa ko boo ma takkul xam naa ko yow mënoo am benn ne yow yaa am fit yow da nga am fit yow xam nga li nekk ci nit ki dama ni yow xam nga li nekk ci nit ki non loolu yow waxoo ko wax Fatou Ka xam nga lan kii benn néeg ñu boole ci ñaari jigéen sëy ku koy tudd fan la am Babacar gisoo ko fenn nga ne benn néeg nga boole si ñaari jigéen foo am ma de mës naa ko gis koo xamante ni awa bi day fanaan bul may kii ndam ñaare bi tëdd ci suuf ndeysaan yàlla na am ay milliards kooku yàlla na am ay milliards ñoom xam nga kon jigéen ñoom dañoo jàpp jigéen benn esclave la rek loolu mooy esclave loolu du esclave waay benn néeg ñaari jigéen ku jigéen ñi waruñu ko nangu moom dafa amul non du démb tey la ñu nekk am mais vraiment gis nañ góor bu am benn néeg amoo moyen amoo kër amoo dara doo ma doxaanee ni dama lay takk xam naa ne danga may nax jigéen bu leen kenn da ngeen a war a yeewu dañ leen di nax dañoo bëgg ku leen nax jamono ji waaw fi mu ne nii boo xoolee jigéen ñi li ñuy ñax tey boo mais ki lay takk xam nga ko ñëw ci jigéen nga bëgg ko te yàlla tax du la faale dëgg la léegi nag dafa am lu góor ñi tuddee poison mooy dañuy dem yor benn 100 000 francs ñëw ci yow sañse ut benn simis bu rafet ak tubay même bu ñuy àbbu oto wala ñu koy luyee ñu ñëw bëreet ñu jox la 100 000 parce que kooku dafa lay poisonné xiir la ci boppam dëgg la yow it parce que dafa lay nax yéen ñaar ànd bu yàlla taxul la fi mu ne nii jigéen ñëpp it koo ci gis mi ngi bëgg a xool góor goo xamante ni mi ngi bëgg a am ci moom dara ba loolu moo waral ku ci sëy ba tas sax defe nga ni yow da ngaa war a dem foofu amatoo beneen motivation loolu mooy waral ba xale yu jigéen ñi sax bu ñuy dugg ci série wala ñuy dugg ci télé dañ ciy dugg pour dem foofu parce que société Sénégal moo baaxoo noonu léegi nag ñaar ñooñu ànd bu yàlla taxul la ku njëkk a war yaa gañe léegi moom it da nga ko bëgg a nax dafay jël benn sang bi la ko poisonné li mu bëgg lay def mais ku ñëw ci jigéen dama lay takk nga koy pour yeew ko parce que jigéen ku ko takk la bëgg mais nag mu ngeen da ngeen a daw seen responsabilité bii jigéen ñi nee nee ma ban responsabilité rek yéen boo leen amee gel yéen ko yóbbu plage waaw yéen ko yóbbu ci resto yi yéen ngeen ci boîte yi lan moo tax defoo leen ko seen jabar yi ngeen njëkk a takk te bàyyi ko ci biir kër ku la ko wax loolu continué woo leen ko de da nga am fit continué woo leen ko nga yow mais non moom dafa yey boppam ba mu koy doxaan danga naan ko bébé naan ko mon choco waaw bu ñëwee ba doom judd benn bañ wadd ay ween sagg waxatoo ko da ngay dóor di saaga non loolu du yoon bàyyi ko fi nag di ko jox mbaxalu keccax jël sa gel wax nga ko léegi taseeg moom fast food ba di ko jox ay misu lekk naan mais moom dafa bëgg jël góor yi tam leen dem wala la mun naa jël exemple benn ci 10 cas yow benn ci 10 cas nga bëgg a jël def lu wax góor yëpp noonu la ñu mel dama ni c'est pas ça non musu fekkoon ñëpp am ñu gedd seenub cër wax na la ñëpp yemuñu mais dama ni xam nga moom lu mu la bébé beeg moo choco da ngeen di wax ca fast food ya lu tax dañoo bëgg ñun jeeg ji ngeen fekk ñu ci biir néeg yi di ñu ko wax waa déglu ma amatul déglu ma moom nee na la gis nga dégg dafa am solo moom xool moom fi muy waxee gis nga kii di yow di lay doxaan am na noo xam ne yow jigéen war ngaa xam ne que kii day fo wala loolu laa la wax nga bañ faat ka ñëwul ci sa wax dégg nga noonu xaaral dégg nga léegi nag kooku nga xam ne yow yaay am sa fulla moom wax na la ko yow yaay am sa fulla xam kii ban façon la boo xamee ne kii ban façon la voilà yow yaay xam yow yaay mais boo paree ci loolu dama ne jabar ji du la noo solo too ko lu tax dundala too ko jabar ji ndax doom laa judd jabar bari benn kaala waay ci 10 cas dama ne góor dina ñëw fii yo day mën naa yëgal mën naa wax wala mënuma wax demee tey ji ba am 45 ans dañ ko doon defal démb danga ko war a defal ci kaw boo ko mënee ma ne góor mun na ñëw laa bàyyi lambi la neen loolu moom yoon la góor mun na ñëw fii am ab yor alalam yor ay teraangaam wane sérieux bu doy waar waaw xale bi promettre ko lu nekk ci àdduna waatal ko yàlla waatal ko yonent bi waatal ko ay waajuram jox ko alal bu dul jeex yàq ko jóg dem feneen góor def na loolu ñu yaakaar ni xale bi yaakaaram tas ba mu ne day xaru loolu amu fi góor boobu loo leen koy wax moom kooku moo tax ma ne la yàlla rek a xam ak yenn saa yi yàlla moo lay protéger dimbali la yow jigéen mais bul wax ni affaire bi nii la war a demee voilà waaw mais kii ñëw am na ñoo xam ne dañ lay wan image bu baax image bu rafet image bu jullit am ñoo xam ne buy ñëw kurus sax la ñuy indaale bu ñuy doxaat léegi bu 17h jotee 5h jotee ñu laaj siyaada ndax pour nax paa bi na paa bi ne ah kii xale bi jullit la et cetera après qu'est-ce qui se passe après lan mooy jeex xale bu góor boobu moo ñëw fekk xale bu jigéen bi yàq ko yaxeet
yaa ngi dégg yow suba teel kenn du ko déggati buñ koy woo du décroché wala du changé numéro. parents yi naan ko kon man de sa waa ji bett na ma. kii ku ma waxoon ne dina def lii kenn mësu koo gis. man waru naa ci yàlla ndekete adduna bi nit ki mun nga wane kanam gu nekk ki nga xam ne dafa doon wane jullite ki nga xam ne bu ñëwee daf may teral ki nga xam ne dafa doon toppatoo di la fayal sa école waaye ba tey xale bu jigéen mi waxu ko lépp. parce que xam nga waxu ko lépp problème mu Sénégal xam nga lan la. ñun diine ji dañ ko def comportement. gis nga nit li muy dóorukaay la de dóorukaay li muy woor loolu yoonu kenn nekku ci. farata la moo gi dafa am jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla jaamu yàlla comme vie privée la suñu yoon newu ci jullil ba sa jën neewi jullil ba daanu yaag yàlla la farata la boo ko deful da lay duma mais liggéeyal yàlla nag mooy ci nit ñi mais ñun fii boo fi ñëwoon léegi tari aaya wala nga sol nangam léegi daanaka ñu ne nangam parce que du yooyu boo xoolee tubaab bi li tax mu raw nu loolu la tubaab bi dafa jël alquran bii ñun ñuy mbubboo di ko tari di nangam mu jël ñun ñu nekk ci kaw tubaab bi dugg ci biir génne ci njariñ ñun ci forme bi la nekk mu dugg ci fond bi génne ci njariñ diine du loo xamante ni da ngay ñëw pour kii ko moo tax Serigne Cheikh doon wax ne diine ji balaa dox faam ñu nodd imaam bi génnee ci place liggéey kaayam waaw ñëw mën a julli parce que diine du Maam Alaaji Maalik da doon wax ni bu doon diine du métier ñun ko lu tax mu ne parce que diine kenn du ci dund bu doon am métier moom médecin lay doon kon ñooñu danoo comprendre doon lan moo xew mais ñun suñ société bi ngay gis léegi ñu fal la imaam nga retraite effectivement ñu ne la oustaz nga da ngay waaraate dootoo dem fenn xam nga benn xarit yooyu yow la concerne li ngay julli rek luñ boobu balaa waxtu bi duñu daw xam nga infidélité la ñu wax menace thème bi infidélité la de manière générale donc il faut savoir que ni Alioune Mbaye infidélité ni mu amee ci góor ñi menace noonu la amee ci jigéen ñi di nga gis jigéen ñoo xam ne am jëkkër am far di nga gis ñoo xam ne sax ci bi ñuy génn maanaam gel ak far gel ba aussi mi ngi nekk di tromper faram bi nga xamante ne daf koo bëgg te yàlla rek tax donc ni ñu ñëwee ci góor ci jigéen surtout ñi am jëkkër am far Alioune Mbaye man boobu moom xam nga lu waral lool non xam nga lu waral lool xam nga lu waral lool parce que xam nga sëy fi mu ne nii nit buñ ko mayee fan lan takk morceau luy màndarga ni mi ngi sëy lu dul ci muy yëg li tax sëy am ak li tax ñu mayee ko te loolu moom lan defatul ci jigéen ñi léegi bu fekkente ne da ngay génn am fukki far événement jot far bu ne jox la 100 000 francs est-ce que benn jëkkër mën na la ko jox léegi nag bu fekkee da ngaa dugg ci sëy te yaruñu la ci yaru diine sëy da bu njëkk da nga daan toog ñu wax la même ci jàkka ja ñuy mayee ku jigéen ki day toog ku góor ki toog charte sëy yi ñu wax la ko jàngal la li tax ngay sëy ba nga xam ko psychologiquement léegi nag bu dee loolu xamoo ko mais boo farant bu mettee rek sa da ngay xalaat sa beneen far bu la doon may nangam parce que sëyoo te yàlla tax kenn du sëy ngir nit kenn du sëy ngir nangam da ngay sëy te yàlla tax jaamu yàlla la sëy moom màkka ñooyam màkka chaque année ñu changé président présidence te du tee ñuy sonn parce que yàlla moo ko doxalee noonu na ca yonent bi daj la sëy it faaw nga sonn parce que am na benn taasu boo xam alquran la njaak nangul jaboot ku ko ñee mës nga ko mais lan moo tax ñu la ko kaal gi ci bopp ci ndigg la njëkk kan mooy tiim ceebu ginaar ñu naan la muñal jigéen ñi ñoo war a sëy te yàlla tax boo sëyul te yàlla tax nag après da ngay mën a taqale lu ne ndax loo manqué da ngay jéem a xool fu ko xanaa xamoo ni tey delloo si waatal infidélité boobu mu fàtte ko mais waaw damaa bëgg nga am na secret bu nekk ci biir maa bëgg nga cuqatil ma loolee waaw mooy infidélité kay amul secret mooy xam kay am na bu nit defee dara rek daraa tax waaw mooy xam nga sax jeeg ba yore sërëg di set di ko sol 24 heures sur 24 xet gu bon di la rey boo fi rombee xale bu mel ni faatu ko feros xeeñ ñu neex da nga koy bëgg waaw mais du tee nga toog ba am na góor yu seen sikki mel ni borosu dus boo ca bombee sama karaay mu set koo fidélité loolu yëpp am na cause yoo xam ni day but jigéen pour jigéen non xam nga lu tax mais am na leneen nit ki bu ñëwee ay li jéeg bi mu ci biir néegi defar ko yow la war xam nga góor nee naa la góor 0 la jigéen 1 la góor bu déggee borom kër jigéen a tax xam nga lan mooy ndamal jigéen mooy mu fekk ci góor goo xamante ni dara matul mu fexe ba lépp mu mottali ko waaw parce que barke boobu mooy dem ba ci njabootam mais bu fekkente ni lu manqué nga xool feneen non kon yow sëyoo te yàlla tax dafa am lu la indi waaw mais ma ne te lu mat amul ci àdduna góor jigéen ci infidélité boobu am na ñoo xam ne lu li ma la wax rek moo leen di pousser ñu demaat mbaa xam nga ne jigéen dina nekk ci biir néeg ba di ñëw sëy si te la tax ñu naan ngóoro du ko fa fekk na fa toog lu ma 7 ans mbaa 10 ans fekk fa dara ànd ak sutura bu boobaa sëy amatu fa na wax ñu mu tas waaw léegi parce que dañ ni dëkkal dëkk waaw loolee bu mu tey loolu yow xam nga
li la may nga génn bu la mayee bëgg sama bopp balde li la may nga génn bu la boo demee ba am ci bàkkaar da ngaa ñàkk fayda parce que sëy ku ne xam ne ni base bi góor la dañ yooyu leen soxla loolu léegi bu fekkente ni yow da ngaa ñëw xam ni kii du góor foofu sutura rus naa li ngay sutura mooy luy am dama leen a yërëm boo waxtaanee ak moom ba mënta mais 7 ans nga toog ko mun waaw bille maa gis ku koy dund mi ngi nii dama seetaan non na tas demuti keneen 7 ans ma nga fa toog te loolee fekku ko fa te nee na du jàkkaarloog yaayam mukk naan ko sama mais affaire am la loolu affaire am la du jàkkaarloog papa mu ni ko papa sama yaay lii mooy yàlla de xam nga dégg ma rek xaaral xam nga tey nga jàkkaarloog sa yaay ji la jur nga rus ko roon ma rusa nga ne ko yaay sama biir néegu say lii mbi la ma fa yóbbu fekkuma ko fa sama jëkkër mënul nangam teg gi newul mais jigéen warul rus yaay te daw na yaram waa xaaral rek dañuy waxtaan xamal ma la nga jàkkaarloog sa papa imagine nga bëgg say bagage sa jëkkër lépp mindaan bon gardien maître la lépp nga fa manqué woo dara imagine yow tey ji yow nga ñëw loolu rek moo la fa manqué yow bu guddi jotee da ngay xandoor rek waaja yoru kurusam di wér bu dee nit de nga war faa nekk 15 ans di sutura waaw boo amit daal di nga góotar mais loolu nag am na jigéen ñu mu manqué seen biir néegu sëy dëgg la am na góor na góore ba tax mooy waral infidélité bi nan ko wax a dee waaye bu yow la ngay wax nii mooy loola ñi wax nañ ko bu amee infidélité ci yow bi muy toog waaw charia muñ na ak sutura ak jigéen ju baax xam nga day sutura du non uy ma munaas xam nga lan la am na loo xam ne dégg nga sëy dañ ba loolu mooy sëy waaw loolu bu amul yow boo fa toogee 7 ans ñu ngi yonge naan da ngay kii dégg nga dem defi infidèle yaa tooñ sa bopp yow yaa wuti baax loolu nag lii la askan bi koy déglu waaw du ko yoon c'est-à-dire bu ko dara jotul waaw bu ko dara jotul waaw mu ànd ak santé moom waaw dina ko tromper wala def na ko ba pare secret yaa ngi nii la clé yi laa bëgg mu génn ci infidélité bu ko dara jotul laa wax moom mu ànd ak bonne santé moom ndaw soos waaw dara jotu ko mu doon nit bu ànd ak santé feebarul dara jotu ko moom it ndaw si dana ko def maa mu def ba pare wala mu def ba pare waaw léegi nag lii laa am soxla la amul benn cause buy tax nga nekk ci sëy di mooy yàlla amul léegi moom leer na ko xam nga tamit am na yuy wér mën na waxtaan ak jëkkëram bu dee da koo bëgg ñu ànd faju mu wér bu ko leeree ni nag bii ni moom du wér te dund na ci 7 ans non mais loolu may nan ko mu dem tas ko uti keneen parce que amul cause buy mën a tax jigéen rus naa ko wax sama yaay rus naa ko sama mais Aline waa ji aussi waay gars yi tamit aussi xam nga affaire bi bu fekkee ni taxawul xam nga bu taxawul dimbali ko quoi bul sànq doomu jàmbur aussi waaw mais xam nga fayda li ko tax a jóg mooy nit ku def lu mu war ta def merci Line boobu ama ko dul baadoo la kenn du la toroxal ba pare jigéen dafa war a am complicité ak yaayam ba lu mu gis jigéen mën na rus baayam mais yaayam moom parce que dañ ni la booy yar da ngay fexe mu rus la mais bul fexe mu ragal la bu dee góor ko amal complicité ak sa papa ba xale bi bu génnee gis yàmbaa ñëw ne la papa luy yàmbaa nga ni ko bàyyil baaxul mais jigéen da ngay am complicité ak sa yaay ba tax loo gis nga ni ko yaay nangam mu waxtaane ko yaay ji dina teg stratégie bi muy teg ba nga génn ci mais cause buy tax nga dem mooy sa jëkkër amul ci sëy xaraam dara lu koy expliquer waaw mbaa xam nga nu mu xaraamee ci ko jigéen yéen noonu la leen xaraamale te ngeen cof ko bien sûr mais est-ce que dégg nga ma waaw sa neex a waxal mooy bi dëgg la su may miime mu may dégg non dangay seet lii rek parce que ñun dégguñu yow doo déggoo leen ma je suis fière d'être artiste comédienne wallahi lazim non damaa miime rek mu xam la may wax bu yàgg mais ñun dëgg rek ñun demal yow yaay sonn ci kii mais kii xoolal son défaut kii Alioune kii nii dafa war a am sama mbokk waxal jëkkër ji dama ni man bàkkaar bi ñu leen di dóor dafa war a am bàkkaar boobee la ñuy dafa war a takk waaw lan moo tax ñun na ñun ñu rëyal infidélité googu jomb nañ ko rus nañ ko te yéen koo cof moom défaut yëpp moom ci sëy ou bien ci àdduna moom défaut yëpp ci góor la bañ yow soo sañ su dañuy favoriser góor ñi naan góor ñee baax góor ñi ñooy lii góor ñi ñooy laa dëgg la yéen ay suñu sang ak góor ñun yéen lañ am na jigéen yu baax am na góor yu baax am na góor yu bon am na jigéen yu bon loolu nga ko wax a jàppee xam nga loolu la quoi xam nga man sama benn xarit tubaab lan la def dafa yeewu suba teel rek mu woo jabar ji man de mu ne ko tey du ma liggéey bu doon sama sax nga toog ñu waxtaan mu toog mu ne ko xam nga lu ma ko wax mu ne ko pendant 15 ans maa ngi ak yow wax dëgg yàlla lu nekk def nañ ko man ak yow sama àdduna mais man dama bëgg sama collègue quoi kër geeg lépp bàyyi ma ak oto bi rek ndax mu mën a dem liggéey kër gi yëpp bàyyil naa la ko damay dem ànd ak sama collègue bi parce que moom laa bëgg te mënuma la tromper jéem naa ko fàtte ba sonn waaye man sama collègue bi mënuma ko fàtte moo tax tey jii nii ma xalaat ni wax dëgg yàlla il faut que nga jéem a entamer une procédure de divorce pour ñu séparer wu ndax man
mënatuma continuer ak yow ndax kële dafa nekk sama xel bi nekk sama xol bi léegi moo tax man dama bëgg dem ak moom léegi jéemal seet nan la ñuy def pour organiser divorce bi. d'accord noonu la ko waxee. bu doon ñun nag xanaa amaana xëy na duñ ko def waaye am nañ droit takk ñaareel loolu moo tax yàlla kii ñu ñoom ñoo takk ñaareel mais doo ko fase yaa ngi dégg c'est tout mais moom dafa jóg dem bàyyi kër gi bàyyi lépp yërëm la jël ak otoom ne jabar ji li ñu defoon yëpp comme man maa tooñ bàyyi naa ko fi li ñu bokk yëpp bàyyil naa la ko loolu ak yow ak say doom loolu am na ñetti doom loo tax ci ñun la boo amee xel du nangu sax sa jëkkër di signé benn jabar effectivement loolu jéeg bu jóge waru koo nangu dëgg la bilaay waaw ñu bare ñu ngi def loolu erreur boobu dégg nga waa di signé ay monogamie et puis tam góor yu bari tam dañoo amul fulla bu ñu demee taxaw ba coote juge ba xam nga coote juge ba daa taxaw na non man benn doo taxaw ba sax ne man kii mais du force non góor yu bari na benn jabar moom d'accord xam nga da ngay xalaat ëllëg da nga koy calculer parce que da ngay xam ne que li yow musulman nga yàlla kii na bu kii amulee doon nag boo taxawee neel man dinaa am yeneen gars yi bind ko waaye bëgg ne waa benn baax na non boobu day doog a door boo tax waaw door loolu ay dóor la pour gën a wan ndaw si bëgg naa la boo defee ak moom commencé di ko ayca léegi donc li ñu jëlee woon ci waxtu yow monogamie ak polygamie ay jullit lañ def ak sa kanam gu sew bàyyi ko rek yow man PDG mel tamaate yow sa xonqaay bu dama bëgg muy dem ma paas après ñu paasaat ma paasaat ñu paasaat Alioune Mbaye mu takk beneen jabar bàyyi li ngeen di def yaa aucune mooy lan yow yaay kan yow ba kenn du la takkal neen def Alioune Mbaye ñu ngi lay remercier ñu daal di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokku téléspectateur wax dëgg yàlla am nañ mbégte am la ci plateau bi et puis am nañ mbégte gis beneen facette Alioune Mbaye que ni quand il veut être sérieux il est sérieux ñu ngi lay bàyyi nga tàggoo il est très intelligent je trouve merci parce que aar dof du ko def dëggit aar il faut nga am culture générale soog a nekk artiste souvent nag erreur bi ci ñun lay doon parce que ñun ñooy jaawale personnage ak personnalité ba fu nu invité rek da ngay def kulum ba nit ki dootul la déglu te tey li may wax nii moom la ñuy def thème ñu jox la nga joué ko kon mënuma ko ñàkk bañ a xam ci sama personnalité kon bu la invité da ngay wax ak nit ñi ñu xam ni kii di wax ak yow artiste la mais fii joué wul bu ngeen bëggoon tey sama extrait da ngeen koy dugg ngeen génne ko mu nekk benn rubrique booy teg ñu xam ni kii moo toog ni mais mënuñu fu nekk di comédie sens boobu ngeen nu may tamit ñu di leen ci sant parce que souvent Walf boo fi ñëwee rek dañ lay teg may la sensu nga expliquer ci sa personnalité te loolu c'est très important di gërëm borom kër gi di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd yàlla defal sutura ak teranga barsàq di noppalu kaayam parce que macha allah Walfadjri am na sirru bi fi nekk ak sëñ Medoune Seye borom tawfeex mu may wax ni ma Walf lu ma jàpp-jàpp buñ ma woowee ma jóg ndax ko lëre gi ci Sidi Lamine te Walf mosoo gis wëral ku fi génn sa première te yokku barke Serigne Bamba loolu yàlla man fii laa njëkk a génn 2013 daa am baatin de mais macha allah voilà di gërëm Moussa Seck bi nga xam ne moo ma yóbbu Paris ma joué ji woon théâtre ñu ngi koy gërëm bu baax di suñu mbokk artiste di gërëm bu baax Serigne Medoune Seye borom tawfeex chaque jour ma wax ni li am solo ci moom du li muy maye ndax nit mbaaxam du lim lay may kon bu ñàkkee day bon mais nit mbaaxam mooy lim lay may ci jëmmam ak ci yëg parce que sàcc rek a bañ ku ko yëg leneen lu mu ci topp sa wërsëg moo ne ci moom mu jox la ko may am ay artistes yoo xam dañuy feebar ma di leen jël mu di leen yóbbu mu di leen faj ba nu wér te kenn du ko yëg ku ko waxul doo xam am na artiste boo xam danoo naroon opérer jabaram mu war a jox caution rek 350 000 te ordonnance ñëwagul moo ko faj macha allah ñu di ko ci sant bu baax di sant Mounas mi nu jox confiance ba invité nu fii di sunu mbokk artiste di sant bu baax Cheikh Mbacke Niass sunu mbokk artiste way juróom dafa wàcc liggéey Touba ñu ngi koy jaale ci plateau di leen ñaanal bu baax mu tooma bi mooy 2 fois ñu bokk plateau Tidiane Gomis moom dañ koy suivre lu bari surtout ci wàllu sport macha allah di ñaan sutura ak teranga amiin yàlla ko suñu borom def di gërëm sama soxna Jéeri Ngoone Maaloobe Samba kilim ci sengi ndaar yaayu Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Ndoye ni Mbay Jakara loolu yaakaar kon ñu ngi koy jaajëfal di ko nuyu bu baax a baax moom madame ma ci kër ga mun naa si aussi jaajëfal la bàyyi la nga tàggoo rek fi mu daanale rek fa la ñuy jëlee sëñ Medoune Seye borom wala yu kaamil boobee nga xamante ni moom dëgg rek ko tax a jóg